merci beaucoup à nos téléspectateurs ñu kontaan ci yéen bu baax a baax di leen sant leen gërëm amaat mbégte bànneex gu mën sëkk rek dellusiwaat ak yéen ci li nga xam ne rek moo di seen émission sunu biir ni ñu koy defee altine ba àjjuma bu ne 10 heures jàpp li nga xam ne rek moo di 11h30 ñuy fas yéen di ñëw di indi ak yéen ay waxtaan yoo xam ne si ni dañ koy partage waaye itam duñ ci wét benn yoon ndax saay su ne dinañ leen tegal ay possibilités yoo xam ne di ngeen ci mën a bokk tey di li nga xam ne si rek moom moo di première semaine bu li nga xam ne rek moom moo di weeru décembre 2020 ñu gërëm leen bu baax a baax tey ñu fas yéene waxtaanee li nga xam ne si nag moom moo di teer bi ak ay jafe-jafem teer bi ak ay loraangeem teer bi ak li nga xam si moom la àndal lépp ba tax ci loolu nag ñu di ci daal li nga xam si nag moom moo di Boubacar Diallo moom tamit nekk ci association les victimes yi nga xam si ne ni ñoom la teer bi laal salaamaaleykum sëñ Boubacar ñu ngi lay nuyu. waaw sëñ bi ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziar di gërëm ñëpp ñu ngi seetaan ci télé bi gërëm adduna bi yëpp ñu ngi kontaan bu baax a baax di la béggee di kontaan ci nuyu bu am solo boobu waaye tamit di dalal ci beneen wàll ki nga xam si nekk moom moo di Makodou Fall nekk président li nga xam si rek moom moo di ñi nga xam si tam ñoom la teer bi laal ba tey moom ñu ngi koy nuyu bu baax ba Makodou. waaw Kader merci beaucoup ci invitation bi ñu invité ci RDV donc di gërëm waa télé bi ak téléspectateurs yëpp donc di leen gërëm leen remercier waaw d'accord jërëjëf ñu gërëm la bu baax a baax kontaan ci teewaay bi nga xam ne si moom ngeen fi teew ñu fas yéene waxtaan li nga xam ne si rek moom moo di teer bi ak i jafe-jafe yi nga xam ne si moom la indil askan bi président fan la problème mu teer bi toll ndax dañu gis ni lu ci bari lu ñuy wax rek moom mooy problème la ñuy wax waxuñu ba tey bànneex wala mbégte bi nga xam ne si jural na ko askan bi ci li ñuy séntu yéen ñi nga xam ne si ni yéen a nekk collectif ñi teer bi laal naka ngeen di dundee ak teer bi. waaw merci beaucoup Kader encore defe naa ni teer bi ku ko wax problème parce que teer bi mën naa ne fépp day metti presque foo laal day metti parce que projet bu mag la te wax dëgg yàlla dafa toucher ay population donc traverser des zones yi nga xam ni dafa am densité de population yi nga xam ni franchement li ko dalee Dakar ba Rufisque defe naa ni foofu moo gën a peuplé donc bu bëggee traverser ces populations donc normalement dafay war a am ay problème donc problème yi nag bu dinañ ci citer après mais problème yi bëri na waaw problème yi moom bëri na ci impact terre bi ci ñi nga xam ne tamit fa nañ dëkk sur le long du tracé donc ñoom ñëpp dañuy jànkoonte ak ay problème donc voilà et pourtant lañ ci gis moom mooy bi teer bi ñëw mbégte la jur nit ñi xëy na am na ñoo xam ne gëmuñu ko woon waaye biñu ñëwee ba ci biir nit ñi kat commencé nañu gëm ni lii kat bu nekkee mbégteeg bànneex la war a nekk pourquoi engouement bu ñu ci amoon ci bu njëkk bi continué wut. waaw comme li ma wax rek defe naa ne ku ne projet terre wala genre projet yi nga xam ne similaire yu mel noonu. c'est des projets de développement yi nga xam ni normalement dañ koy faral di wax c'est des projets yi nga xam ne bu ñëwee ci dal ci askan boobu dañu war a kontaan. dañu war a bëgg parce que ci nu ñu koy tëggee mooy ni projet boobu bu ñëwee ci dans une zone yu mel noonu dafa war a suqali zone boobu dafa leen war a suqali ba nga xam ne nit ñi dinañ si yëg seen bopp mais bu fekkee ne safaan ba moo am bu fekkee ne nit ñi dañ ci am problème c'est parce que amaana nañu tëggee projet boobu moom moo jaarul yoon donc loolu c'est ce qui est arrivé au projet terre depuis le début la commencé am ay couac donc franchement xeex bi yàgg na parce que les premiers recensements mi ngi débuté woon en 2016. 2016 nañ commencé presque avril mars nañ commencé woon ay recensement ci terre donc suñu collectif presque ñu ngi jug ay juillet 2016 la taxaw donc pour vous dire que problème yi yàgg na te wax dëgg yàlla xëy na approche bi ñuy jël pour démarrer projet bi moom moo baaxul. ban jamono ngeen gis da ngeen war a taxawal benn association des victimes. des victimes du terre. waaw jamono jooju nag ñoom duñ ko fàtte. parce que dafa doon la nga xam ni lu xaw a doy waar la. parce que ay nit buñ ñëwee ñëw seet si la ñu ne dañuy jël sa kër. dañuy jël koñ bi presque tout un quartier. donc ci ñi nga xam ne dëkk nañ yaa ay siècle seen maam yi sax ñoo moom kër yooyu. donc loolu premièrement dafay doy waar. ñoom ni ñu waxee projet bi ak seen réunion publique d'information yi ñu doon def defe naa ni ñun ñëpp. adhéré woon nañ presque ci affaire bi mais li ñu wax en premier lieu mooy délai yi ñu njëkk a joxe moom nañ commencé faussé donc xel commencé tey donc dañu waxoon dinañ leen faciliter lépp projet bi bu ñëwee dañ leen accompagner xam nga bëri na woon daal ay digg yu ci bëri woon daal
mais ñun li ñuy njëkk commencé ñu xaw a suñu xel commencé di tey mooy délai yi ñu respecté wul. moo tax ñu jug en premier lieu comme tout citoyen bind autorité li nga xam ni délai yi ci ban côté. délai yi par rapport ak recensement yi. ba ñu recensé ba pare. parce que bu ñu nee délai li ñu mën a yaakaar. ci recensement mooy dès le début du projet. recensement yi ñu wax ñi dañuy recensé bu ñu defee recensement ba pare war nañ dem en commission de conciliation. Il y a des ONG yi nga xam ne ay intermédiaires la ñooy def médiation yi. donc dinañ leen def ay facilitateurs pour ñu faciliter papier yi ñu koy wut. ñëpp xam nañ ni famille yi dëkk foofu c'est des grandes familles. yi nga xam ni en général ay famille héréditaire la ñu doon. donc ñooñu pour ñu jël seen concession de famille day am concession yi voilà day am ay chef de famille yu bari chef de ménage quoi chef de famille yu bari ci benn kër dans une même famille il peut avoir 4 ou 5 chefs de ménage c'est des grandes concessions bu ñu nee kër dool na 1000 mètres carrés am na fa gis nañ une maison à 1000 mètres carrés 1000 et plus sax donc c'est des grandes concessions donc ñooñu tamit pour ñu yëkkati leen seen waajur xëy na génn na àdduna donc il va falloir que ñu wut ay papier ñëpp xam nañ ni lourdeur yi am ak lenteur administrative yi am pour un jugement d'hérédité balaa ngay jeexal la procédure day yàgg donc tout ça ñu ne woon dinañ leen faciliter le truc ba kii mais comme délai yooyu ñu waxoon ni dinañ fa jaaraat ak yooyu dépassé nañ ñun la première des choses à faire c'était d'écrire le préfet ak le DG de l'APIX en premier lieu plus le préfet parce que boobu temps en 2016 nañ leen bindoon wax leen suñu crainte ak suñu population yi nga xam ni parce que buñ la nee dañuy yëkkati sa kër rek sa fit jeex na dootoo xamante looy def ñëpp jaxasoo ñi nag pour ba ñu jaxasoo tamit ñu comme ñun de tradition suñu quartier yi c'est bien organisé parce que am nañ ay comités de sages am nañ des associations yi existent dans nos différents quartiers donc on s'est réunis ci kër chef de quartier bi toog waxtaan ñu ne nag lii du warul mën a demee noonu parce que il faut que ñu am la bonne information non seulement am la bonne information mais xam yan tànk dañuy teg ay jéego yi nga xam ni moom nañuy dem allant dans le sens d'informer les populations dalal seen xel tamit parce que loolu tamit c'est très important ci projet bi parce que mag bu mag def àddunam yépp ci benn bërëb nga xëy nga ne da nga ko fay jëlee loolu nañ ko xoolaat ci conséquences yi quoi. dañuy ñëw ci conséquences yi parce que aussi différents types yi nga xam ne c'est différents types de documents titre foncier yeeg titre précaire yeeg yi ci des xëy na buñ ci duggee dina mën a leeral ci côté boobu nga nekk président national des impactés du TER xam naa ni li ñu war a wax dina bari waaye ci beneen wàll tamit ñu ngi nekk ak benn victime boo xam si moom tamit ci TER bi la bokk muy Boubacar Diallo yéen bi nga xam ne si ne ni affaire bi ñëw na ci seen kaw mën nañ wax li ñu wax ki nga xam ne si moo di Makodou moom la ñu wax moom mooy c'était à saluer ñëpp d'accord ci mais bi ngeen demee ba ci biir mu mel ni que ni problème mu nu mu tuddati waaye problème mu lotissement dafa posé problème déplacement dafa posé problème fi nga xam ne moom la ñu leen jox lépp dafa daal di ñëw dal seen kaw mu mel ni ñàkk a gis seen bopp ci loolu moom moo indi tey ji ngeen génn taxaw di wax ba mu jaral leen léegi ay marche di am waaw projet bi ñun liñ ci gis chaque jour moom la ñuy wax nee nañ yàlla na ump sax suñu noonu yàlla na ko ump parce que projet bu mag la amul dara lu ñu bañ ci projet bi lu dul yi ñu ñàkk respecté ak yelleefu doomu aadama ñun loolu mooy suñu problème gis nga tey jii ñuy élever ginaar sax carton ginaar boo ko dee jënd muy def 100 pièces di nga am poulailler boo préparé pour bu ginaar yi ñooy dugg fa ngay déplacer lu toll ne ay nit ak daanaka mën naa ne àdduna plus de 250 000 impactés nga leen di déplacer amoo foo leen dugal est-ce que loolu yenn na maanaa loolu ci dëkk bi ñu nekk nii est-ce que yenn na maanaa mais est-ce que tamit nekku ne da ngeen waxtaan ba juboo ci wàllu indemnité yi nga xam ne si moom la ñuy jox famille bu ci nekk loolu moom mooy tax kenn ku nekk mën demal boppam parce que loolu xëy na su fekkoon nañoo prévoir ne dañ leen di jox benn site indemnité yi xëy na mën nañ koo xoolaat wala loolu bokkoon na ci conditions yi ngeen waxtaan waaw ñun conditions yi ñu waxtaane woon mooy indemnisation mixte mooy dañuy jox xaalis jox ñu terrain ñu dem tabaxi bi ñu demee ba waxtaan ci loolu affaire bi dem ba tànd ba dëgër këcc président ñëw recevoir ñu wax ñu lu leer daan ne ñëpp ki nga xam ne impacté terre nga dinaa la jox suuf kenn ku nekk mu proposé woon ñu Lac Rose lañ njëkk proposé ñu ne ko ñun bu newoon suñu sago dëkkuwaay yi ñu dëkkee woon bu nekkee fi ni ñu dëkkee woon fu gën a jege nga jox ñu fa suuf président daan ne d'accord ci la jël jox ñu Camp Thiaroye
ci département Pikine mu joxaat ñu Malika waa Tëngéej mu jox leen Lac Rose mais depuis boobu ba léegi dañoo seetlu affaire bi dafa mel ni dafa am lu laxasu ci biir mënuñoo xam affaire bi ci directeur APEX la mënuñoo xam ci gouverneur la mënuñoo xam ci ñi yor impôt domaine la mënuñoo xam waa cadastre la mënuñoo xam ci kan la affaire bi lajjee ba suñu réew yi dañoo tàmm gis nga suuf dafa doy waar suñu réew yi ñun si suñuy xalaat dañoo jàpp ni sax suuf soosu président ne nañ ko jox impacté est-ce que nekkuñ dugg luubal est-ce que président yëg na lu xew loolu moo ñu fi indi pour ñu informer nit ñi wax ni président li nga waxoon ñi nga joxe woon pour ñu jox ay suuf joxuñu ñu dara. instruction yi mu joxe woon jëfewuñ ko. jëfewuñ ko président ci mbaaxam li mu waroon ak ñun wax na ko ñi ko waroon a doxaluñ ko. départ bi est-ce que nekkul tamit jafe-jafe dafa am ci mën a recenser famille yëpp waaye tamit benn kër nga fekk ci juróomi père de famille kenn ku ci ne nga bëgg wutal terrain loolu aussi mën na poser problème. waaw non dañoo ne woon ci départ bi kër gu nekk bépp kër bu ñu recensé da ngay am terrain mais chef de famille ya nekk foofu bu ñu demee ba jox borom kër yëpp terrain kenn ku nekk dinañ la xoolal yeneen terrain mais loolu àgguñ ci xam nga balaa nga am maye da ngay joxe ba pare. bor bi nga amee. ñun fu mu toll nii fi ñu toll mooy ci bor bi ñu amel mooy suuf yi ñu war a jox ay nit a ngi toog fu mu toll nii yor seen xaalis seen biir poos di xaar terrain yooyu ba commencé lekk xaalis bi ay nit a ngi fii ñu fayoon leen ñu dem jënd suuf jënd terrain fekk terrain jaay nañ ko ñeenti nit te loolu lañ doon daw ba léegi ba fu mu toll nii dañoo obligé am na ñoo commencé woon tabax waa des ko suñoo arrêté leen parce que suuf si ñu leen jaay keneen moo ko moomoon loolu yëpp état teg ñu ko ci ay problème yu dul jeex tey da ngay gis ay pas yoo xamante ne tey lii moo yàlla na ma yàlla baal mais lii moo leen rey parce que dañoo war a jot seen suuf jot ñu seen suuf ñu toogaay bu méttee boo ñëwoon tey suñu réunion yi sa yaram day daw imagine tey ku dëkkoon ci banlieue bi nga jël ko yóbbu ko fond Dakar am na ñoo xamante ni ñu ngi dëkk ba fu mu toll nii ñi gën a jege laa lay wax de ñu ngi dëgg ñàgg am na ñoo xamante ni Saint-Louis lañ dem boo ñëwee suñu réunion da ngay gis région Sénégal yëpp ay nit di fa jóge di ñëw suñu réunion tellement que nit ñi dañoo tas say activités yëpp nekk mais foofu aussi est-ce que amoo leen ci tort yéen seen wàllu bopp ndax ku waxaale sa njëg ñàkk xëy na wax ji mooy bi ñu ne dañuy indemnité joxe ay indemnisation pour que nit ñi mën a dem ngeen waxtaan ba juboo ni lii d'accord nañ ci ngeen jot li nga xam moom la ñu waxoon boobu la ci état pare non état waxeewul ak ñun noonu waaw parce que biñ ñu neewee xaalis dong lañ ñuy jox ñun dañoo neew ñett bugguñu xaalis kese parce que suñu kër yi lu ñu mën a am moo ñu ko gënal bugguñu xaalis kese li ñu bëgg mooy ñu jox ñu xaalis ak ay terrain ñun ci loolu lañ juboon parce que suñu kër yi aussi jaay ñu ko de amul benn kër boo fa romb ñu bind ci en vendre état moo ñëw soxla suñu kër yi ne dafa am projet bu fiy jaar waxtaan ak ñun ci njekk ak teraanga daan ne képp ku ma jëlee ci suuf dinaa la jox suuf laajuñu ko plus laajuñu dara lu jafe ñu laajuñu loo xamante ni dafa extraordinaire imagine tey benn train bu ñu defaree fii ba France ñu defar ko voté mun naa ne xaalis bi ci war a dem ñu dem jox ko entreprise bi ko war a defar mu defar ko ba mu jekk ba mu pare ñu ñëw defar train bi fi mu war a nekk bu nekkoon ñun la dañ ko naan ñu ngi ko fas yéene indi ci hôtel boo xamante ni logé nourri lépp ñu war ko kaa defal ay nit ñi nga xamante ni fa la train bi war a jaar ay nit dëkkoon foofu du ay mala du ay dara ñu dëkkoon foofu yow mënoo leen a jox suuf bu ñuy nekk te ngay mu nekk projet boo xamante ni moo gën a cher ci bi Sénégal doone Sénégal ba léegi loolu mënoo jox nit ñi le minimum nga xamante ni ñun fi ñu dëkkee sit yi ñuy laaj boo sàndee xeer sax mu àgg fa imagine camp Thiaroye nga dëkk ci raaj bi boo mënee sànni boo sànnee mu àgg fa mënoo aménager nit ñi nga jox leen ko fii nu mu tudd Malika gi mais valeur Thiaroye tamit ku nekk xam na ne bu fekkee ne seen ni aménager nañ ko nu mu waree xëy na am na ci yenn valeur kër yoo xam ne seen terrain boobu moo koy gën a cher ndax tamit loolu nekkul problème bi posé parce que bu ñu ko defalee assainissement def ci li ci war yëpp ak suuf bi ni mu mel am na ñoo xam ne seen ni impact yoo xam ne fañ dëkkoon xëy na valeur suuf boobu bu ñu ko xoolee rek déjà jox na leen seen ñun ni ñu dëkkee moo ñu gën a sax Almadi ñun xam nga nu ñu dëkkee woon ñun ko xam quartier yi ñu dëkkee xam ne moo ñu gënal Almadi tey dañ leen may kër Almadi ñu may nit kër Sandaga mu jël këru Sandaga parce que Almadi bi nelaw moo ko fa dugal mun na fay nelawee te du am dépense ñun suñu kër yi dañ fa daan yeewoo di fa fanaan di fa nekk à l'aise di am dépense mais woon nan lañ doon amee dépense ñun ku ñu xam ne banlieue bi ñu dëkkee
ba pare comme ñun ñi nga xam ne ñoo dëkkoon Thiaroye da ngay gis benn kër bu am ñeenti cantine juróomi cantine da ko loué à 150 000 ñeenti cantine ñaar la du 600 000 francs loolu kër gi mooy cantine bi mooy joxe dépense kër yi yow doo fay courant doo fay ndox doo fay dara te chaque instant yaa ngi am benn bénéfice boo xamante ni yaa ngi koy dugal man gis naa ñoo xamante ni bi ñu juddoo seen ndey ak seen baay ba fii may wax ak yow keroog bi affaire terre bi ñëwee lañ commencé joxe dépense parce que xamuñu ko parce que kër gi moo doon joxe dépense bi loolu tey ñun moo ñu gën a téeméeri junni yoon nga jox ñu ay terrain Almadies ñun fi ñu am foofu la ñu bëgg parce que am na solo fi ñu dëkk foofu lañ bëgg dafa doy waar bu ñu lay dégg dañuy xam ne seen vraiment waxu xol la nit la koo xam dafa am lu ko naqari waaye tamit état dafa am nu muy demee xëy na yow président di nga am loo xam ne mën nga ñu ci indil parce que titres yi bokkuñu titre précaire yaa ngi fi titre coutumier yaa ngi fi titre foncier yaa ngi fi bàyyi yaa ngi fi te état bu fekkee ne seen ni dafay ñëw di jël lim moom li muy njëkk a xool mooy ndax suuf bi moom moo ko moom ndax ki ko occupé na ko ci yoon ak it naka la ko jotee yooyu yëpp bu ko saytoo ba pare doog ne damay négocier dama lay may wala damay jël sama yëf dama lay lebal wala ma àll waaye ak lu mën a am sama affaire sama yëf laay jël xëy na borom titre foncier ñoom ñoo ci am tuuti ay droit foofu naka ngeen ko dundee waaw Kader sa question bi am na solo lool Boubacar dafa ñëw sax xuus na ci biir sujet bi mais franchement je vous dis ñun nous sommes des légalistes d'honnêtes citoyens tamit d'honnêtes citoyens c'est très important parce que je vous dis que li ñu nekk mooy expropriation dafa am lu ko régir ñu xam nañ loolu une loi de 2 juillet 1976 am luñ ci wax loolu yëpp ñun dem nañ ci ñi nga xam ne des jàng nañ droit ñu expliquante xam titre foncier xam les kii yooyu mais dafa fekk Thiaroye benn ci bu dee Thiaroye la village traditionnel la boo demee Rufisque fekk titre foncier yi moo fa ëpp même à Thiaroye y a des titres fonciers yi nga xam ne ñu ngi nekk ci biir Thiaroye mais état bi damay faral di wax ni projet yu mel nii ñi koy tëgg mooy les bailleurs comme BID moo ci nekk BAD ak AFD ci projet bi mais boo leen xoolee bailleurs yi ñoom sax dafa am lu ñuy tëgg dañuy naan plan d'action et de réinstallation ba nga xam ni ñoom lépp luy ak yelleefu doomu aadama dañ koy respecté loolu mooy manuel opération de la Banque mondiale par exemple boo ko jëlal mooy OP 4.12 dañu ne en matière de réinstallation pour minimiser les dégâts maanaam pour mu bañ a am ay comme kii nu mu ko waxee noonu il faut que nga traité nit ñi si seen ba ñuy fay toog nga ko leen commencé di leen traité ba nañ fay jógee nga accompagner ba ñuy réinstallé waat donc équivaut à ce que ku yoroon table da nga ko war a dédommager ànd ak moom accompagner ko ba mu dem kii à plus forte raison que ki yor kër beneen bi mooy ñoom tenir nañ compte sur les papiers yi ngay wax noonu ki am titre foncier ki am bail ak ki am acte de vente seulement mais dañu ne la plupart de ces gens là amaana ñu ci bari ay acte kii yi nañu yor acte de titre précaire yi quoi les titres précaires donc yoon dem nañ fi la loi bi ñu voté woon assemblée nationale la dernière fois pour wax ni tous les titres précaires dañ koy bëgg def régulariser ko en titre foncier parce que loolu tamit conflit la les juristes loolu sax dafa am flou ci ñi nga xam ne tey jii ñooy dox ci affaire u këyit bi boo demee dundooy am na lu mu ciy wax ci sa revue exam et ainsi de suite donc dama ne munoo sama dëkk Ndaat Fall laa dëkk Ndaat Fall Kébémer par exemple munoo ñëw Ndaat Fall nga ne ñun foofu ay titre précaire nañ yow projet ñëw foofu nga bëgg ñu jàll alors que foofu village traditionnel la de la même manière nit ñi noonu lañ dëkkee Sénégal titre ay formalité la ñi ñoo koy jox da ngay gis géejawaay bee ñuy commencé dagg am na ñu commencé génne ay titres fonciers ci ci fan nañ ko teg dañu war a revoiraat la manière bi nga xam ni tey jii impôt ak domaine noonu la ñuy joxee les titres et puis jéem a régulariser ba pare état du Sénégal loolu mooy les priorités régulariser avant que ngay dugg ci leneen beneen bi mooy ñoom sur cette base là nañu indemniser sur cette base là dañu génn seen guide des déplacés ils ont dit que tous ceux qui ont des titres précaires comme ni nga ko waxee 19 200 lañ lay fay te 90% de ces gens là ay titres précaires nañ yor c'est pas parce que wutuñu titre foncier mais ay maam lañ ku fa dëkk en 1945 ku fa juddoo sama yaay 45 nga juddoo ci kër Sénégal bi nga am indépendance 1960 la loi sur l'expropriation bi ngi nekk le 2 juillet 1976 donc kooku kenn ëpp ko fa droit donc nañu bàyyi waxi caaxaan yooyu bu ñu bëggee nax nit ñi ci nañuy door a indi loolu
ñun ñi titre foncier la c'est des titres fonciers parce que du emprise du chemin de fer emprise du chemin de fer des fois dañ lay ñëw indi lu indi problème bi mooy ñoom dañu ne foofu ay fàkk dëkk ñoo fa dëkk te c'est pas vrai foofu amul benn fàkk dëkk donc un de leurs ministres ñoom ñoo ko wax ba mu ko waxee coûté na ko cher parce que war nañ ko foofu fàkk dëkk loolu bu bëggee fàkk dëkk na dem fu mu dëkk moom donc ñun lu ñu wax mooy ni nañu respecté suñu ak yelleef bu ñuy déplacé kër nañ amoon nañu joxaat kër mais ñoom ci seen indemnisation 19 200 nañu wax pour les titres précaires ñu leen fay ça fait 19 200 le mètre carré non 19 200 le mètre carré boo ko calculer les 150 mètres carrés ça te fait 2 800 nan nga mën a xalaatee à Thiaroye wala Pikine nga gis trouver un terrain à 2 800 amul fenn ñu ñëw ci bâti bi ñu catégoriser que ne dafa am première catégorie deuxième catégorie ba quatrième catégorie ci bâti bi léegi boo additionné bâti bi ñoom fi ñuy dugal mooy presque moyen bi quoi benn escalier yi day yëg daal taxaw foofu standard voilà nga ñëw bâti bi ak li nga am ci sa suuf loolu yëpp boo ko additionné ça te fait même pas 15 millions des fois 8 millions am na ñi nga xam ne mën naa ne indi des preuves ñi nga xam ne 8 millions dañ leen fay seen kër 11 millions si kër 11 millions ce n'est même pas le titre le prix d'un terrain mais aussi mënuñoo gagné fépp aussi ah. am na ma ne nit mënta gagné ci lépp. xëy na am na ñoo xam ne si ni loolu moo tolloog seen doole looloo tolloog seen wërsëg looloo tolloog li ñu tabaxee. bu wërsëg. grand dama ne. politique opérationnelle de la banque mondiale BID AFD ba muy tëgg projet bi daf la ne képp ki nga xam ne tey jii dafa am kër nañ ko delluwaat ci kër. ba pare accompagner c'est un projet de développement moom mooy lan. mooy tey jii ku yoroon place d'affaires di jaay sax dañ ko war a accompagner ba nga xam ne du daanu. du nekk en faillite au contraire da ko war a gën a yokk. même cas mais l'exemple de l'autoroute à péage ngi nii. ana autoroute à péage ñi fa dëkkoon ana ñu yóbbuñu leen cité Apix. nan lañ leen defal dañ leen defal ay logements yi gën a cher en Afrique. muy la banque mondiale a mis 200 milliards à la cité Apix fépp pavé tali. lépp égout lépp ñu canaliser ko defar ko ba mu baax jox ko ñooñu plus xaalis ñi jënd ñaari kër ñetti kër loolu moom moo normal. mais les états nañu bàyyi la preuve en est que président de la république ñaata la waxoon pour indemnisation yi 14 milliards. 14 milliards la waxoon ci indemnisation. nee na il est allé keroog ba mu inauguré terre bi. ba mu demee ba fële. dafa ne j'ai mis 50 milliards xam nga lu tax mu wax discours boobu. c'est parce que ñun dañ kaa jàppale ci pour mu dawal terre bi pour àgg foofu. wallahi grâce au collectif là moo tax mu mën a dawal pour àgg. te ñun on a joué un rôle très important. ci ay facilitateurs ngeen ci loolu. non wallahi plus que des facilitateurs. topp nañ population amatuñu dund amatuñu dara ndax sa terre là. te ñun respecté wuñ leen. parce que tey jii terre bi mënoon na bañ a daw. parce que ñun au début bañ ñu proposé loolu jox seen guide déplacé di wax ñi comme quoi que 19 200 caricature ñu ils ont dit que gis nañ caricature yi dañ fa daan def daal di considérer nos maisons comme des taudis. taudis mooy lii du suñu kër. suñu kër terrasse la. ñeneen ñi def R+4 R+5. mi ngi nii ça là. lii nañu waxoon suñu kii yi. noonu la ñu tëggee. il a fallu que ñu am opposition bu metti des mises en demeure à ne pas finir lépp ñu toog suñu kër di leen xaar on les attendait de pied ferme parce que tant que réglé wuñ suñu kër fay ñu luy daal du ñu jug ba président de la république tamit recevoir ñi daf leen ne lii c'est pas normal dafa jéggi des déplacés bi mu sànni ci mbalit c'est le président de la république mu sànni mbalit mais il faut que ñu rectifier ça mooy l'indemnisation barème bi ñu proposé. Ils ont rectifié en commission de conciliation parce que ñu ñoo demoon commission de conciliation lu mot 1 mois et quelques waxtaan ba juboo nga door a signé nga daal di dem. mais ci foofu tamit dañu ne indemnisation mixte mooy lan dañuy jox kër jox la terrain. président ne dinañuy jox Lac Rose ñun ko bëgguñu Lac Rose comme kii ni mu ko waxee. ñun dañu ne en matière de déplacement dafa war a am des recasements de proximité. parce que tamit kii nga xam ne da doon jaay ci marché Thiaroye par exemple je donne un exemple à Thiaroye. tey jii mënu sori marché Thiaroye moom mooy tax muy ndugg marché comme kii nu ma ko waxee yooyu ki nga xam ne tey da doon jàngi école surtout les enfants école yi ñu doon jàngee yëpp. mais man foofu mooy sama problème. parce que espace bu toll noonu bu mën a abriter population bu ñu toll laa gisatul ci Dakar. donc fan la ñu leen mën a dugal même quand Thiaroye bi ñuy wax mënta jël 2000. non c'est pas 2000 dafa ne dina jox ñi dëkk Tëngéej dana leen jox Lac Rose. ñi nga xam ne dañuy dëkk tout au long de Thiaroye ñoom Malika nañ leen jox ba pare décret yëpp décrété nañ ko soi-disant décret bi bon camp Thiaroye le 407 DP ñi dëkkoon Thiaroye nañuy dugal biir camp Thiaroye ñi dëkkoon Thiaroye nombre bi ñu ngi leen di dugal ba commencé aménage kii site bi wan ñu site beeg yooyu yëpp
mais commencé guñ ko aménager loolu moo ci problème terrassement bi commencé guñu aménager site yi te dañ ko war a viabiliser jox ko ñi ñu dëkk kii lu mu la wax noonu moom mooy conséquence su le fait que ba heure bi ñenn ñi ngi yor seen xaalis garder ko banque nekk à location foofu sax laa bëgg a ñëw indemnisation yi fu mu toll ndax ñëpp jot nañ seen xaalis wala moitié bi ñoo jot parce que foofu aussi amuñu ci lu leer ba léegi dañuy dégg ne rek coow mi ngi am mais lii ñu wax ne tey ci côté foncier bi xëy na élément bu bees la bu dugg ci biir waxtaan parce que nit ñi dañ jàppoon ne affaire bi xaalis rek moom moo ci nekk non du xaalis rek parce que indemnisation yi am na ñi nga xam ne ba léegi ñi ngi commencé di door a daanañ seen kër am na ñi nga xam ne ñi ngi door a dem ci commission de conciliation parce que projet bi mënuñu ñëw rek ne caaro yëpp day dem wala fépp day dem mais ñoom duñu la wax mukk kan moo war a dem ak kan moo warul dem da ngay toog benn groupe de personnes ñëw rejoindre le collectif ne ñun de dañoo recensé démb donc ñu ne leen bienvenue parce que ñun dañu ne ku fi nekk 2016 ak ku fi nekk tey jii ñun ñoo bokk yem donc nous sommes tous des populations affectées par le projet TER donc ce qu'on va faire mooy essayer d'assister toutes ces populations là ba nga xam ne tey jii ku ci nekk sa problème dina xaw a kii amoindrir quoi waaw donc ci loolu nag am na ñi nga xam ne ñi ngi door ñëw donc ñii door a ñëw wax nañ leen ban naka nga war a taxawee pour ñu kii la yooyu te d'office tu as normalement 150 mètres carrés ba nga xam ne président jox na la ko donc si 150 mètres carrés comme kii ni mu ko waxee tamit mooy ni ñu dañoo xool ne suñu papier kër yi li ñu waxoon président depuis daaw 2016 dafa naan la préfet jël benn arrêté benn réunion la def jël benn arrêté ba nga xam ne mi ngi ko jël le 28 décembre 2018 arrêté baa ngi nii pour situation site de recasement yi depuis le 28 décembre 2018 ba léegi dara avancé wu ci kër yi titre yi notification yi mi ngi génn de préfet département Pikine notification yi mi ngi génn mais notification yii di génn fa mu yemoon daaw ba ren ji fa la nem et puis nag dafa bëri ay erreur ay omission omission yi du jeex plus de xaw ma ay 500 600 omissions plus les erreurs à ne pas finir di nga xam ni pour rectification d'une erreur mu mën la durer 6 mois 7 mois te lenteur administrative te administration li gën a grave mooy ñëpp dañuy dégager seen responsabilité domaine nañuy dem di rectifier ces actes là cadastre ñooñu war a jox suuf si ñooñu war a wax emplacement surtout géejewaay yi yu nekk fële gàddaay c'est kii Malika mais ba léegi demaguñu foofu l'ancien gouverneur nag avait dit que dañuy dem déplacé wu man li ma jaaxal mooy site yi ñu leen jox ay site la yoo xam ne seen yu doy waar la bu dee caaro yi xëy na du yomb parce que ni nga ko waxee léegi-léegi xëy na surface wu terrain wu caaro yi ak sol ba na mu mel xëy na buñ ci tegee bët trop promoteur immobilier du ñeen ko bàyyee géejewaay aussi gis ngeen li fa xew nit ñaa ngi koy xëccoo kon dafa mel ni yéen fi ngeen teg seen bët yëpp ci problème la famille yi nga xam ne si dañ nekk di tas diggante bi ñu jotee seen xaalis ak léegi dañuy dégg ne famille yu bari seen problème mooy dès que dugg xaalis dugg na ci kër gi crise am na xëccoo am na xeex am na ba sax ay nit tàggoo ci ay famille tas ci waaw loolu yëpp boo ko gisee mooy li ñu doon wax rek ñàkk respecté doomu aadama la nit ki boo ko joxee akam ak yelleefam rek day feeñ ba ci njabootam tey xaalis day dugg ci benn kër par exemple ñu jox la benn kër ñun la kër gi fay nañ leen 20 millions wala 25 millions ñu nekk ñaari famille ay doom bàyyi lañu woon ñu ngi nekkoon ci biir kër gi mais ñu ngi fa nekk ak seen sutura malgré que problème yi coow li lu muy bëri ñu ngi dund bu dal di xëy di wàcc amuñu benn problème mais bu xaalis bi duggee au plupart gars yi dañuy miraas man tey suñu miraasee man ma ñëw ma dem ma am sama benn 5 millions dem saa waay ci location laay dëkk ba dee amul benn sens ci location laay dëkk ba dee sama beneen frère bi dëkk ci location ba dee ndax loolu nit ñi mën nañ koo dundee loolu moo taxoon ñu ne président bi ñu waxtaanee ak moom mu xam ne lii ñu koy wax mooy dëgg parce que sinon di nga gis ay famille yu bëri li daloon Sénégal 92 moo leen di dal ñu jël sa kër dàq la fi nga nekk jox la feneen foo xamante ni daanaka mënoo faa dund mais ñun suuf si ñuy laaj sax ba fii ñuy toll ni mënuñu laa wax suuf si fii la parce que yooyu lañ doon bañ parce que tey bu suuf si amoon nit ñi dinañ mën a dem dëkk parce que tey da ngay gis benn famille boo xam ne miraas nañ ba pare mais benn famille bi comme que ñoom yàlla may na leen xëy na fu ñu nekk wala fu ñuy loué wala ñoom ñoo tane beneen famille bi ñu leen yéen jël leen xaalis bi ñu xaar terrain yi parce que bëri na ci ay famille yoo xamante ni ñoom dañoo préféré xaar terrain yi ñu bàyyi ak beneen famille bi xaalis bi mu dem lii ki doon xaar terrain bi fu mu tollee lor am na parce que kooku mi ngi xaar terrain boo xamante ni xamagul kañ la ciy jot président wax na ko ba léegi joxaguñ ñu
te leer na man fu mu toll ni moom mi ngi jàpp ni terrain yi moom jox nañ ñu ko ba mu féete ginnaaw or que dara amu ci. def nañ conseil interministériel 3 fois ak premier ministre lii ñuy wax nii da koo xam bu baax a baax a baax réew mi amatul premier ministre. gouverneur bi fi nekkoon ni ñu doon dox ci projet bi à 100% wala à 90% nekkatu fi. yeneen directeurs yi noonu kenn moo fi nekk koo xamante ni peut-être mi ngi doon suivre projet bi début à fin mooy directeur APIX. bu fii ñuy wax kenn mënu laa wax dara lu leer ci ñoom. Kancaare bi ñu ñëwee boo xoolee laal li woon nañ ko commencé woon nañ dugal tracteurs yi maasaale affaire yooyu loolu nag avant élection yi la woon. réew bu nekkee dañoo nar a yor seeni askan di leen nax wala di leen bëlëfe wala di naan nañ def nii rek après dana baax ba ñu gis ko. réew mi yaa ngi lor sa bopp mais yaa ngi lor sa askan. boo gisee réew mi bëri guerre bëri ay manifestation genre yi rek moo koy waral suñu état yi dañoo tàmm balaa ñuy jug ci dara ay nit grève ay nit taal pono ay nit taal oto ay nit dee wala ay nit dugg ci ay problème yu dul jeex ba opinion internationale bi ñëpp di ko waxtaanee. ñu doog a xam ne lii lu sérieux la. fekk affaire benn fett bu ndaw la woon rek boo xamante ni amaana sax. bu ñu cappoon seen baaraam seen génn def ci nii mu fay mais duñ ko def dañuy bàyyi ba mu tàkk jëfet tàkkaale leneen ak leneen ak leneen ñu doog ciy jóg loolu est-ce que nit ñi mën nañoo dundee noonu. doy na waar seen émission sunu biir ngeen nekk di topp à l'instant même fii ci seen télévision RDV yéen téléspectateurs yi aussi ngeen mën cee bokk ci 88 628 15 14 moom mooy numéro bi leen mën a may rek yéen tamit ngeen mën a dugg jox ñu li nga xam ne rek moom moo di seen xalaat autorités yi ñu ngi leen ci xaar population yi nga xam ne si tamit teer bi laal na leen ñu ngi leen ci xaar mais aussi askan bi nga xam ne si ne ni ñoom tamit ñoom ñoo les riverains di jaar ci tali bi ak tamit fi nga xam ne si ni moom moo di yoon yi nga xam ne si ne ni ñoom la teer bi laal dund ak jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy am 88 628 15 14 incha allah ci la ñuy daal di mën a bokkee ci waxtaan bi dafa am loo xam ne si tamit foog ñu taxawaat ci tuuti kan mooy seen interlocuteur direct boo xam ne si ne ni su ngeen di jooy ci moom ngeen di dem tegal ko seen boolu njàmbat mu dégg waaye est-ce que moom tamit li ngeen di jàmbat ci moom yëpp am na ay retour favorable yoo xam ne si ne jëlee na ko ci président indil leen ko yéen. waaw ñun suñu interlocuteur direct. defe naa ça doit être le président de la République. parce que defe naa ne moom lañ toog mu wax ñu dégg. ñu toogaat ak moom une deuxième fois mu wax ñu dégg te kàddu góor la ñu wax. ñun tam ñu jàpp ni li mu wax kàddoom kàddu président dafa am lu muy symboliser dafa am fu dayoo bu mu doy. donc ñun ci loolu lañ sukkandiku ba def libération emprise bi parce que c'était très difficile pour ñu toj kër yi. boo déggee toj nañ ay kër des centaines de maisons yi nga xam ni amul bruit amul coow amul dara c'est parce que ñun ñoo taxaw population yooyu. dimbali état ba ñu liggéey seen liggéey ba mu àgg. ñun donc on a respecté li nga xam ne tey jii moom lañ jëloon engagement devant le président de la République une première fois à Diamniadio devant le premier ministre qui était à Diamniadio devant le directeur de l'APIX et devant tous ces autorités là. La deuxième fois bu ñu ko rencontré woon c'était devant site Fiefam mais c'était devant Cissé Lo. Cissé Lo était là-bas. Moustapha Cissé Lo était là-bas. donc mën nañ ko jël comme témoin parce que liñ ko wax ak li mu ñu wax ñun moom lañ respecté ba projet bi commencé di dox di dem mais en retour ñun lu gën a grave comme li nga xam ne tey jii ñi ñaa ngi koy dund wax ne projet mi ngi commencé di appauvrir des citoyens yi nga xam ni bu njëkk meluñu woon loolu ba ay complications yu doy waar li ko waral mooy la lenteur terrain viabilisation nga ñëw aménager ces sites là ba léegi mënuñu ko def pour papier kenn mënul defar dara avancé wu ci loolu ça pose problème donc lu ñu wax mooy appel de faire un appel def alerte parce que am nañu plan d'action bu ñuy déroulé xam naa après dinañ ci ñëw dinañ def alerte comme kii gis na Sénégalais kii nos autorités malheureusement ñoom xamuñu ku tëdd wala ku toog calme di dox jaar ci légalité jaar ci ay voies et moyens yi nga xam ni pacifiquement la ciy jaar pour dem ñoom xam nañ xam ku taal pëna ku yuuxu ku génn ci télévision yi yooyu dañ xam malheureusement mais projet bi heure bi waroon na fekk ñu jeex bu yàgg. ñu nekk ci leneen soriwu leen ko tamit parce que bu ñu xoolee fi mu toll nii li nga xam ne yéen a ngi koy teg moom mooy commencer sensibiliser l'opinion nationale et internationale ci injustice bi nga xam ne yéen a ngi koy subir ci jafe-jafe ngeen am ci terre bi ba tax fi mu toll nii léegi chaque semaine yéen a ngi bind yéen a ngi préparer ay manifestations yoo xam ne si ci loolu la jëm. waaw mais c'est parce que dañoo toog la nga xam ne fii lu nekk xew nañ fi ñun jàpp nañ ñu fii def nañ ay masse def nañ fii
ay lu nekk def nañ ko fi. mais dama ne dañoo toogoon ñu dégg ñu nee ñu fii ak date sangam lépp dina pare dinañ engagé wu lii dinañ mais respecté wuñu bari instruction yi nga xam ne tey jii président joxoon nañ ko respecté wuñ ko. loolu moom mooy problème mu projet bi. te projet bi tamit am na ñi nga xam ne ba léegi ñi ngi dëkk ci tracé bi. ba léegi ñu ngi leen di door a recenser instant bii. ñi nga xam ne tamit la plupart du temps dañu dëkk Thiaroye que ce soit les commerçants am na ñu bari léegi rek dañuy commencé léegi bu ñu tojee sa cantine. ñu jox la indemnisation. waaw directement. mais bu njëkk dañuy teg sa cantine ba pare nga topp ci di daw am na ñi nga xam ne ba léegi jotaguñu seen xaalisu cantine bi nga xam ne tey jii tojoon nañ ko te war ko jox. waa Thiaroye ñoo ci ëpp ñoo ci ëpp. beneen dommage bi nga xam ne Thiaroye tamit am na ko fi mooy les problèmes des passerelles donc Thiaroye mënoo ko infrastructure de base yëpp dafa nekk ci biir camp Thiaroye population bi nekkee de l'autre côté mais mënoo tëgg projet terre bi ba pare doo fa jaarale surtout ancienne gare bi doo fa jaarale passerelle ba nga xam ni élèves yeeg étudiants yi militaires yeeg commerçants yëpp fa dañuy jaar ñu bañ fa def passerelle loolu tamit c'est très grave te dégg nañ président de la république keroog mu wax ci mais maîtriser wul bu baax ci côté Thiaroye bi foofu li mu wax loolu ba nga tax na tamit ñoom tamit ñu activer leen ba nga xam ne dans les jours à venir dinañ jug activer pour mener aussi seen plan d'action. te bu boobaa ñun ñëpp dañuy boole def benn bloc def benn danc parce que banlieue musul yëngu je vous dis de musul yëngu mais dinañ yëngu dans les jours à venir. parce que franchement ñoom ñoo ñu ko teg ñun mënuñu des ans yi nga xam ni li ñu dund ak mooy l'argent du contribuable dañ leen di fay ak bu ñu tëggee projet bailleur bi ñëw indi leen ay milliards. te bailleur bi chaque jour dafa ne nañu respecté doomu aadama kabare fii da ñëw ñu koy visiter loo train bi lan la wax nee na train bi yëpp baax na le matériel roulant baax na ainsi de suite mais li gën a am importance mooy capital humain bi maanaam doomu aadama yi kii wax na ko sànq munoo déplacer ay nit ba pare doo leen am foo leen dugal loolu mënul nekk mais comme juutal nañ ko ba déplacer nit ñi ba pare door leen jox seen kër mais nañu au moins respecter li nga xam ne tey ji ñoom ñoo ko moom de droit ñu jox leen ka man daal loolu la amoon pour wax la ko ci foofu que qu'ils respectent exactement leurs engagements sinon à défaut ñun tamit ñu ngi ci kii bi tamit dañ ko fay jaar fi ko doon jaar rek wàcc ci tali bi waat voilà ñi ngi dégg le ministre Abdoulaye Fofana di lancer projet boo xam ne c'est ni projet 100 000 logements la ndax am ngeen ci écho wala waxtaan ci ngeen ci ak moom comme fi mu toll nii ñu ngi ci loolu te projet bi gouvernement moom moo ko lancé yéen ñi nga xam ne seeni nii mën nañu ay néew ci doole am nañ foofu noonu tamit ñu war cee mën a bénéficier. waaw ñun xam nga ñun man mënuma concevoir ñun Impact Terre ñuy wax waxi 100 000 logements alors que ñun dañoo am suñu kër déjà yi ñuy jox depuis xaw ma ñaata at. ñu ñëwee jox ngeen seen suuf ñun mënuñu bokk ci foofu. ñun mënuñu bokk parce que dañu jox suñu terrain def publication journal officiel mu am un décret. ba nga xam ni tey jii jox nañ ñu ko ñu publier ko ñëpp dégg nañ ko Sénégal yëpp dégg nañ ko donc mënuñu dem dinaan dañuy dem orienté wu ci ay 100 000 logements 100 000 logements et puis état moo jël suñu kër état bu jëlee suñu kër nañu joxaat suñu kër nañu joxaat ay kër loolu moom mooy normal ñun mënuñu concevoir encore une fois état dem di def ay politique yi nga xam ni tey jii alors que mi ngi ñuy yoreel ay kër yu mu ñu war a jox nañu ko jox ba pare avant que ñuy wax waxi 100 000 logements 100 000 logements c'est pour tous les Sénégalais. ne ko ñëpp bénéficier wu c'est bon c'est un bon projet man duñ ci wax dara. mais problème boobu mooy impacté terre yi nañ leen dox ce qui li nga xam ne dañ ko am de droit. mooy lan mooy tiiti te notification yi génn ñun buñ neexoon gën a difficile affaire bi ah. mënoon nañ ko jaarale justice léegi en matière d'expropriation parce que dafa am ay délais yi nga xam dañ ko war a respecter dañu war a indemniser juste. est préalable ba pare door a déménager door a faire déplacer les gens bu ñu neexoon léegi ñu dugal. dossier bi juste mais donc te fa ñu jëm expropriation foncière bu amee tamit ñaari wàll ñoom ñoo ko si xëccoo moo am. te fii xëccoo amu fi ndax su fekkee ni xëccoo dafa am kii jënd ci kii yokk jaay keneen kooku jaay keneen wala ñuy xëccoo njëkk xëy na foofu mën nañ wax d'expropriation foncière bu ko defee mu indi problème mais lii loolu. amul expropriation état moom moo soxla. day mot état moo soxla ñun opposé wuñu ak état nee nañ ko nangul nañ la. état bi nee ñu lii nañ la proposé pour jox la ko ñu ne li nga muñ proposé baaxul mu rectifier nee na léegi sax dinaa leen jox lii as néew lii ci xaalis montant lii danaa leen jox suuf loolu tudd indemnisation mixte. moo tax ñu nangu jóge suñu kër daal di dem devant témoin tamit ñu nangu jóge suñu kër dem état bi jox ñu xaalis nangu ñu jox suuf. expropriation day mot association day mot bu motul mën nañ leen attaquer léegi ñu motal ka te c'est possible. ndax am ngeen ay huissier wala. lépp pôle d'avocat boo xam yoo xam ne mën nañ leen a taxawul ci seen dossier. de passage dafa mel ni que ni yéen seen problème romb na léegi ay problème civil.
waaw ñun de passage ñi ngi remercier ñi nga xam ne intervenir nañ ci projet bi yëpp. parce que franchement je vous dis que occasion la mënuñu sax remercier nit parce que suñu procédure dafa jeex. ñu bëri defe nañu affaire Impact Terre dafa jeex parce que jeexuñu parce que amuñu la bonne information. defe naa ñi ci wax dafa bari que ce soit les chefs religieux que ce soit les députés de la banlieue bi nga xam ne Awa Niang moo ko jiitee que ce soit ñi nga xam ne les Assane Dioma Ndiaye Alioune Tine Barreau de Paris ainsi de suite ñoom ñëpp Paul ak Boubacar Ba du Forum des justiciables Ousmane Sonko men def na ci kii ba muy wax la question du terre ci ñun la doon kiiwanteeg ba am li mu am noonu daa dem ne ak les matadors les activistes ñoom ñëpp ku ci nekk wax nañ ci am na nuñ ci demee mais dama ne ànd ak Sonko wóor na ci yéen. kan non du Sonko c'est un citoyen comme ñun comme keneen problème bi ku ko jéem a def ay problème politique da ngay juum. mais foofu lii problème de citoyen la tamit lay bëgg a dem problème de citoyen la dañu war a respecter ak yàlla ku fi mënta nekk état nag ñun nañuy dem ak yow. il faut que nga respecter doomu aadama yi. parce que day am ay futurs déplacés au Sénégal. dafa am ay projets yi nga xam ne day laali ay doomu aadama. il faut que ñu jël la jurisprudence terre pour mën a régler ces problèmes là parce que amul étude impact environnemental ak social bu sérieuse bi nga xam ne tey jii gars yi def nañ ko ci. bu ko amoon heure bii yëpp quoi yi ci am yëpp du ko ci am. donc boo xoolee dans les textes liñ ci wax ñoom respecté wuñ ko. beneen yoon lañ bëgg a jaar il a fallu que ñu arrêté leen que ñu mën a dem pour rectifier wu. donc comme ñu ngi jéem a rectifier wu ñu ngi jéem a xool noonu nañu gaawal seen procédures yi. defar affaire bi mën a dem sinon terre bi li ma lay wax rek. sinon terre bi dewagul. terre bu xaajagul bay daw. tant que rek la wuñ suñu problème terre bi du daw. kooku moom dañ ci farm. voilà. doy na waar ma xool sama téléphone ak téléspectateurs yi ci 88 628 15 14 waa régie ñu xoolal ñu ko bu fekkee ni seen i ñëw nañ ñu jox ñu leen ci 88 628 15 14 bu ko defee ñoom tamit ñu mën a rek bokk ci biir waxtaan bi nga xam ne si tey jii ñu koy amal mu jëm ci li nga xam ne rek moom moo di la terre et son lot de problèmes donc loolu dina fekk ñu mën ci wax lu bëree bëri Boubacar fi mu toll nii bu yàggul dara dégg nañu ñu ne léegi Thierno Lo moom lañ nommé vice-président ci wàllu li nga xam ne rek moom moo mën a doxal terre bi ndax bi ngeen ko déggee ak léegi salué ngeen doxalin boobu ak tamit dem ngeen seeti ko seet moom lan la leen proposé tamit comme gouvernement moom dafay indi toujours ay soppeekook ay changement bi mu fi toogee ak léegi gisante ngeen. waaw gisantee gu ñëw Thierno Lo mais ki fi tabb Thierno Lo moom la ñu waxal xam nga nit doo dem doo yéeg di dem au sommet nga dem ba ci dernier palier bi ngay wàcc naan yaa ngi xool li ci suuf boobaa da ngaa fas yéenee yéegaat ñun tolluñu foofu liñ ko tabb ñu ngi ko ciy ndokkeel di ko ñaan yàlla na doon njiglaayam képp kuñ ci tabb ci mbirum teer bi ñu ngi lay ñaan yàlla na doon sa njiglaay mu doon njiglaayu Sénégal yépp teer bi dem ci jàmm ñun ñu nekk ci jàmm Sénégal yépp nekk ci jàmm ñun loolu la ñuy ñaan ñun amuñu benn problème ak kenn ñun problème bi ñu am problème individu amu leen ko amuñu kenn xaar ma yàlla kenn tey bu newoon suñu sago projet bu baax la pour ñun xanaa kay li ci des mooy li ma doon wax sànq rek ak yelleefu doomu aadama bi ñu war a respecté tey ku mel ni Thierno Lo tey président ndeysaan ci mbaaxam ci ni mu bëggee woon xëy na mu demee noonu te ñi topp ci ginnaawam xëy na defee wuñ ko noonu dafa neew sax ni ngeen jël impacté yi ngeen dugal leen ci biir projet bi ñu defal leen ay formation bi lépp ndax ñu mën a liggéey ci lii loolu yëpp président wax nañ ko loo xalaat ci lu baax loo xamante ne am na yaakaar ni impacté yi war nañ ko bénéficier wu ci terre bi wax na ko pour ñu def ko mais fan la tagee fan la amee problème fan la kan moo gën a yellool tey ki nga xamante ne dañoo tëj këram di fa jaarle dara moom mu am compétence yi nga xamante ne moom lay liggéeyee foofu mu dem liggéeyee fa kan moo ko gën a yellool kooku amul mais loolu yëpp si suñu ginnaaw la nekk wax na ko yéenam la na xam ne ñam ko wax defuñu ko mais tamit loolu tamit seen commission bi tamit peut-être am na ci part de responsable ndax su ngeen recensé woon ñi nga xamante ne am nañ expérience professionnelle bi nga xam ne moom lañ soxla dem proposer leen les entreprises privées yi fi nekk xëy na dinañ mën ni kat population bu Thiaroye bu ginnaaw raay bu fii ak fii ni lañ toll am nañ différentes matières ci wàllu xam-xam yii fi nekk ñu mën leen dugal mais su fekkee ne seen da ngeen ne la bàyyi noonu kenn ku nekk di wuti liggéey xëy na mën nañ ca loolu ngay wax noonu def nañ ko 3 fois yépp dañ koo dugal dañ ko président waxee rek dañ koo dugal 3 fois ñu koy laaj déjà après si dara ump ko ci 3 fois ñu ngi koy dugal di ko jox nit ñi di ko jox ñépp te ay nit ñoo xamante ne ay sénégalais lañ pire jàng ba seen xam-xam àgg fenn fi dara desaloon lu ñu defal leen ay formation tey suñu maan yi nga xam ne ñoom ñoo dëkk ci tracé terre bi lu ci ëpp tey boo leen yeewoon nga ni leen train
maanaam saxaar mooy toroxal sa njaboot dinañ ne mënta nekk ndax lan tey tracé bi dafa am ñi nga xamante ni dañoo nekkoon biir cheminot doon fa liggéeyee si suñuy maam dëkkoon ci tracé bi ñu bari tey boo leen yeewoon ngeen ne la saxaar sa nga doon suturloo di ci xëy di ci gont tey saxaar soosu moo ñëw di toroxal say sët dana ne non loolu mënta nekk parce que dafa metti te doy waar ñu laaj ñu lu jafe gis nga tey mënoon nañu xëcc affaire bi yóbbu ko fu sori naan jox leen ñu terrain jox leen ñu lii jox leen ñu laa ñetti laaj la ñuy laaj xam nga mooy lan suñuy terrain ñu xool ci téléphone bi dafa mel ni ñu ngi doog a commencé dugg si 88 628 15 14 allo. allo salaamaaleykum. salaamaaleykum. 88 628 15 14 bu ñu dellu si waatee rek bu ko defee ñu boole leen ci waxtaan bi wala sax bu fekkee ni waa Régis mën nañ ñoo may volume ci ñoom ñu mën a dégg ak li nga xam ne rek moo di téléspectateur ci 88 628 15 14 Boubacar. mani tey ñu laaj ñu lu jafe ñett la ñuy laaj mooy dañ ñoo war a jox. allo salaamaaleykum. allo. maaleykum salaam. allo. allo maaleykum salaam. waaw xam naa ne amuñu retour ñun suñu wàllu bopp fi ñu nekk nii kon bu ñu dellu si rek incha allah ñu mën a déggante ak téléspectateurs yi le temps que waa technique xoolal ñu loolu incha allah ñu dellu si dans 2 minutes 88 628 15 14 moom moo leen di boole ci waxtaan bi incha allah. ma ne ñetti laaj la ñuy laaj. yoo xam te ne état moo ko warloo ak ñun. benn bi mooy nañu jox suñuy terrain mu gaaw. beneen bi ñi nga xam ne seen i kayit génnagul seen acte yi génnagul nañ leen ko jox parce que fu mu toll nii boo seetloo Malika ñi ngi toll ci 700 et nangam caar yi ñi ngi génneegum 135 lañ génneegum ñi nga xamante ni ci loo xamante ni. 135. 135 lañ génneegum. sur 200 à caar ji. non comprendre ma. maanaam 150 carré non pas impacté ñu jox suufu camp bi. ñu ngi ci fa jox loolu suuf ci hectares yi. les 4 hectares 6 et 1 santiar. donc on a gouverneur dafa compter jusqu'à 200 yu manqué 2. 200 ñu ne camp bi fees na. donc les autres yëpp dañu leen yóbbu à Malika. donc Malika ils ont commencé à dénombrer de 1 à 708 nañu yamagum quoi sur 1000 2000 et quelques. ci Thiaroye kese. ci Malika. mais Thiaroye c'est 1 à 200. département Pikine impacté nombre bi est-ce que jàpp ngeen ko. département Pikine nombre d'impacté yi. nombre bi bon gars yi ñu ngi 3000 y a 3000 chefs de famille ah. 3000 chefs de famille waaw. 3000 concessions quoi à département de Pikine. mais 3000 chefs de famille est-ce que 3000 chefs de famille dina mën a méngoo ak 3000 maisons yi nga xam ne moom lañ toj parce que chef de famille quand même mën nañoo compter famille bu ci nekk kër bu ci nekk 10 à plus mën na sax nekk mais ñaata kër lañ toj. waaw kër yi ñu toj bari na. nombre bi xaw ma le chiffre exact ba semaine passée ñu ngi toj. ba léegi mi ngi rajouté. donc dañuy faral di wax ne Kër Mbaye Fall mooy laboratoire bi. maanaam li xew Kër Mbaye Fall. day dina ñëw répercuté à Thiaroye Pikine ainsi de suite. donc Kër Mbaye Fall gis nañ ni dans temps yi passé ñu ngi tojaat yeneen kër. danañ dem ba mujjee gi Kër Mbaye Fall diggante raay bi ak tali bi dara doot si fi deseti. donc c'est des projets yi nga xam ne gis na état. buy liggéey du la wax lépp. man damay dégg des fois ñu naan 0 bidonville. bidonville c'est kii ñun dañ koy considérer ñun nañu considérer comme des bidonville moo tax man leen képp ki nga xam ni mi ngi dëkk côté banlieue na taxaw xaar ni impacté la taxawaayu jël défense. parce que instant bi booy toj nit dafa am ay normes yoo war a jaar loolu. donc s'il veut détruire toutes ces maisons là dafa am nu ñu ko war a jaarale et puis beneen bi mooy li ñu fàtte mooy kii bi ci en commission de conciliation. dafa am la nga xam ni APIX da ko war a jox ku nekk muy accompagnement social. ak chèque de vulnérabilité. l'accompagnement social c'est quoi mooy chaque famille day yor 1,5 million nañ ko war a jox après conciliation. vulnérabilité nag dafa nécessiter enquête ba pare ñu door la jox chèque de vulnérabilité bi. loolu tamit muy 2,7 millions pour chaque personne affectée par le projet TER nga jaar en commission de conciliation tu as droit à ça ce montant là. donc ba léegi ñun tamit ñu ngi toog di xaar mais boo leen waxee ci côté boobu ñoom il te dit que comme mënuñoo yoral ay nit xaalis ba pare di fay loolu xëy na loolu moo tax duñ ko jiital lu bari si suñu kii yooyu
mais loolu yëpp après day ñëwi parce que suñu droit la nga xam ne tey jii moo tax ñu génn suñu kër yi bàyyi ñu toj ko pour dem feneen que ce soit les terrains l'accompagnement social et segu vulnérabilité bi loolu yëpp c'est des choses yi nga xam ne très important yi nga xam ne fallait que ma souligner ko jafe-jafe yi nga xam ne si rek indil na ko ci ñi nga xam ne si ñoom ñooy usagers yi nga xam ñooy utiliser tali bi ndax loolu tamit bàyyi ngeen ci xel ak aussi am ngeen ci xalaat waaw loolu moom franchement dañ cee liggéey sax bàyyi ci xalaat dañ cee liggéey ak ñoom parce que plus d'une fois le directeur de l'APIX s'est déplacé pour venir en banlieue ñu toog ay réunions yi nga xam ni c'était pour inondation yi avant les inondations ñu ne woon dañuy wut ay comité de veille yi nga xam ni chaque quartier parce que des fois quartier yi muy traversé ay quartiers yi nga xam ne da daan taa ci yenn quartiers yooyu te comme plateforme bi dafa élevé yooyu bu tawee te mu am ay conséquences ci population bi ñu ne woon dañuy jéem a fexe bu tawee rek ñun bu tawee minuit sax bu tawee damay génn ci kër gi daal di daw donc jéem a xool naka dañuy assister ces populations là ba nga xam ni boo xoolee taw ren ji coow li bëri na à part coow Rufisque bi déggoo ko Kër Mbaye Fall ak Kër Mbaye Fall déggoo ci lu bëri coow lu bëri parce que noonu nañu liggéey terre bi beneen bi mooy plan de circulation bi déviation yi ñëpp xam nañu terre bi bëri na ay désagréments donc ñun dinañ ko nangu ci kaw ñu liggéey ko ba population yi après ñu gis ci seen bopp parce que fu mu nekk ni ku nee sonnul dëkk banlieue dëkk Rufisque dëkk Kër Mbaye Fall amul ñëpp a fatigué ci affaire terre bi mais defe naa ni munoo toj sa kër di ko tabax te doo sonn loolu mënul nekk il faut nga dem louer dëkk ci pukkus ainsi de suite loolu yëpp population mën nañ ko accepter mais état bi lu mu war a def mooy considérer ces populations ba nga xam ni fii yoon war a am parce que mënoo am dans des voies yi nga xam ni boo jëlee ginnaaw raay marché waranka voie la ba nga xam ni ñëpp tangente la ba côté Vox ñëpp fa nañuy jaar foofu mënoo foofu ñàkk bañ a def passerelle boo jëlee Thiaroye lu mel ni gaar bu mag bi Thiaroye nga xam ni poste Camp Thiaroye fa la génnee jaar ci jumaa Camp Thiaroye imam keroog dafa ñu doon wax de imam Diop maa ngi koy nuyu de passage Djibril Diop mu ne keroog ba muy julli ji àjjuma mi ngi dëkk Laayeen mais imam bi jël oto nee na ba génn poste Camp Thiaroye ci hôpital Pikine bi génn jël autoroute def le grand tour ba buntu Pikine retourné dugg biir Icotaf jaar policière yi dugg Tali Diallo doole dem fële julli ji jiite ji jumaa ji nekk ci Tali Diallo alors que loolu day dox 2 pas normalement jël kii bi waaw passerelle bi dem directement dox nank dem dugg ci jàkkam donc loolu ay désagrément la nga xam ne population bi mi ngi koy dund ngeen xam ko mi ngi koy dund ngeen bañ ko xam mi ngi koy dugg te loolu nag nit ñi dañoo sës nit ñi nag bu ñu sësee kenn mun leen tere révolté wu parce que il faut état xoolaat politique yi nga xam ne tey jii moom nañuy doxal ak ci seen genre projet yu mel nii il faut que ñu respecter doomu aadama yi ils sont sacrés doomu aadama kenn du ko xale gis na tey jii lan mooy indi des fois conséquence su projet bu àggul mooy ak kii tooñ bi ñuy tooñ maanaam nit da nga doo xam kan nga fay jëlee kii te je te dis si tracé bi am na ñu fa tëdd ay borom barke ñoo fa tëdd wallahi azim ay borom barke ñoo tëdd ci projet boobu xam naa bu baax li ma lay wax noonu te ñooñu seen ku leen laal di nga ko gis ndeysaan waaw loolu moom je tenais à le dire pour ñu xam que incha allah doy na waar vraiment métti na ñi ngi xaar ba tey Jean bu fekkee ne si ne ni yéen wala Sow mën ngeen ñoo defaral sunu retour bi bu ko defee ñu dégganteeg sunu téléspectateur ndax ñoom tamit dañoo bokk ci waxtaan bi tey ci 88 628 15 14 incha allah bu ko defee ñu boole leen ci waxtaan bi dafa am lu mu wax léegi-léegi loo xam si loolu aussi mënuñu ci ñàkk taxaw mooy askan bi nga xam ne si ni ñoom la terre bi sonal mu mel ni côté jigéen ñi sonn nañ ci jigéen ñi dem marché jigéen ñi wasin bu urgence amee coono day am waaye tamit ñi nga xam ne si dañ doon fay 100 francs pour dem ci benn lieu delluwaat léegi il faut ñu fay 500 wala plus pour war a mën a doxi seeni soxla. waaw pour wax la foofu rek ni mu mettee sax yaakaar naa tey Sénégal ñëpp xam nañ ni mu mettee pour nga xam ko tey dafa neexoon nga yeewu woon 7 heures wala 6 heures du matin nga jël sa caméra rek nga dem braqué ko ñiy duggee ñu xool leen ci téléphone bi allo salaamaaleykum oh rëcc na bu dellu si waatee ñu boole ko ci 88 628 15 14 88 628 15 14 ngeen mën a dugg tey dafa neexoon xam nga comme ñun fi ñu dëkkee caara yi dafa nekk marché bu mag suñu yaay bu ñu xëyee suba teel fa la ñuy dem duggi jee tey maire yi tey boo jëloon sa caméra suba teel nga teg ko foofu maire yeeg paay yi fa am fracture maanaam damm-damm ñu ngi ci biir téléspectateur dañu bëgg a dugg salaamaaleykum allo
da ñuy baal rek nga sooy sa télé wala nga wàññi ko bu baax bu ko defee ñu déggante allo allo ndeysaan dafa saturé ah 88 628 15 14 88 628 15 14 yaa ngi ci problème caaro yi. foofu. tey dafa neexoon rek nga dem foofu nga xool maanaam ñu nit ñi di dundee. gis nga projet bi liñ ci waxoon au départ lañ ciy waxaat. maanaam suñu respecté nit ñi du dem. président dafa ne moom information yi mu jot. keroog 31 décembre dafa ne information yi mu jot. mooy 300 mètres bu nekk am na passerelle. tey caaro yi am na distance 1 kilomètre. 1 kilomètre bu amul benn passerelle. caaro yi 1 kilomètre bu amul benn passerelle. à part gis nga boo ñëwee route de Niayes bi nga xam ne moo jëm poste caaro yi. pont boobu ak gare bi presque dafa takkaloo. passerelle gare moo fa am. benn passerelle boo xam ne ci gare bi la jëm. jéggi dem beneen côté boobu tey boo ko nattee ak croisement Tëli Jàll bi nekk booru yëmbal. diggante boobu amul passerelle. ndax loolu yam na maanaa ay nit fu ñu war a jaar. te li ma ko wax sànq. ñun suñu lépp biir camp ba la nekk. suñu lépp camp militaire bi biir camp ba la nekk. gendarmerie ba biir camp ba la nekk. hôpital yi biir camp ba la nekk. élèves yi en cas nag ñu ngi avertir état au Sénégal. suñu doom yi war a jàng ji problème bi ñu leen teg. lu ci mënta am bu ñu nee ñuy sàcc xale bu ñu nee ñuy sàcc mag bu ñu nee ñuy sàcc ndaw état bi directement lañ koy jiin. parce que nañ defar xale yi loolu alerte la. alerte la. nañ defaral xale yi passerelle bu ñuy jaar pour jàngi. nañ ñu defar ñaari passerelle yi ñuy laaj. pour xale yi di fa jaar di jàngi ñu bu ñu sacrifier suñu doom yi. bu ñu sacrifier suñu doom yi. parce que ni ñu amee ay doom ñun noonu la ñu amee ay doom. man de maa ngi alerté sama doom lu ko dal ci diggante boobu. ak doomu keneen du ñu porte plainte ma sàmb. du ñu porte plainte ma demb. Eiffage dégg nga maanaam Eiffage. APIX bi yor projet bi. xam fi passerelle yi war a nekk. te defu ko fa moom la ñuy porte plainte. loolu ñu ngi koy yëgal bailleurs yi di ko yëgal yépp mun ñoo def benn projet boo xamante ne xale yi xëy na ëllëg ñoom ñoo ci war a yéegi ji. ñoom ñoo ci war a dem ñun li ñu am lépp nekk ci biir camp bi ñu ne duñu defaral ñaari passerelle. plus de 1 kilomètre. 1 kilomètre nga war ko bàyyi sa doom mu war koo wiiri ji. pour dem jàng ji loolu yem na maanaam. mais loolu est-ce que yéen kese la parce que tamit boo demee waa Yaraax loolu la ñuy jooy waa Colobane loolu la ñuy jooy waa Kër Mbay Fall loolu la ñuy jooy waa Tëngéej loolu la ñuy jooy problème passerelle dafa posé fépp. waaw mais densité bi am ci ñun transitaire bi densité bi am Thiaroye amul fenn. mais loolu am na Kër Mbay Fall aussi non parce que Kër Mbay Fall ak Thiaroye ñoom ñooy fi gën a ñoom la impact ñoom ñoo gën a sonn. ci Kër Mbay Fall am na passerelle gaar yépp day am passerelle. moom fi gaar am halte am fa rek day am passerelle. Kër Mbay Fall am nañ sens am loolu te Kër Mbay Fall boo ko waxee sax kii bu ndaw la portion bu ndaw la. mais densité bi nekk ci Thiaroye maanaam lépp dafa concentré wu de l'autre côté. infrastructure de base yépp y a 4 ou 5 écoles primaires yi nga xam ni mi ngi ci biir camp Thiaroye. 3 CEM mi ngi ci biir camp Thiaroye. benn lycée mi ngi ci biir camp Thiaroye. plus nag camp militaire bi hôpital bi le plus grand master du Sénégal. mi ngi ci biir camp Thiaroye. ñooñu ñëpp nag mënoo leen jaarloo ci benn passerelle wala ci pont bi nga xam ne defar nañ ko ñu def tracé ñu demoon nañ ba def ay kii rencontre avec le DG de l'APIX récemment. il nous a dit que dina def passerelle ci fi ñu ko bëggee. ba ñu def un écrit parce que on avait fait un écrit signé. donc ñun lu ñuy déplorer mooy président de la République bi wax. ne le 30 janvier lépp dana àgg te suñu passerelle boobu commencé guñ ko liggéey. bi ñu du dikk parce que nee nañ ne mënuñu tëj. tant que parce que dañu bëgg a tëj. parce que il faut que ñu def ay essayage pour ñu am seen certification yooyu. donc il faut que ñu def ay essayage te nag essayage yooyu mënuñu ko def tant que tëjuñu. mais balaa ñuy tëj il faut que ñu taxawal passerelle yi ba pare. il faut ñu taxawal passerelle yi. ci 88 628 15 14 suñu génn dellu si waat bu ko defee ñu ànd mel na ni léegi fii yemb na 88 628 15 14 Boubacar xam nga fii waxtaan bi lu tax léegi mu doy waat mooy dafa tuuse ñëpp. yamatul ci ñi nga xam ñooy population yi fa dëkk. waaye ñi nga xam ñoom ñoo am soxla foofu tamit dafa mel ni fii dafa leen laal. boo demee ci tali bi embouteillage bi ngi sonal nit ñi. boo demee tamit ñu ngi commencé xalaat naan bis bu ñu tëjee li des ci portion mur yooyu problème dina am parce que nit ñi dañuy obligé di jéggi wala di tëb wala sax seen transport day gën a yokk seen dépense day gën a yokk est-ce que impensé yooyu tamit du gën a indi ay problème wala sax nit ñi dem di daaneelaat mur yi pour am fuñ jaar. tey ma wax la benn affaire am naa vidéo boo xam ne su ma la ko woonoon. da nga naa ma lii mënul nekk. ci tracé bi dafa am benn kii bu ñu jël ñu tëj fa benn porte. def fa ay barrières. waaw
xale yi di jàngi di tëb ñu ngi fa def ay bar kii yoo xam ne pour jam la pour kenn bañ faa jéggi ay barbelé yoo xam ne pour kenn bañ faa jéggi imagineel xale yiy jàngi bi ñëw fekk ñu tëj porte bi dañ doon tëb di jéggi imagineel tey conséquences yi mu nar a am président bi président na xam ne information yi mu am du information yu juste du information yoo xam ne dëgg la information yi ñu ko jox du dëgg passerelle yooyu ñu ko wax chaque 300 mètres am na passerelle c'est pas vrai du dëgg mais est-ce que président war naa toog bañ koy jox information boo xam c'est pas vérifié wala moom ci wàllu boppam sax en tant que doomu aadama en tant que citoyen en tant que nit koo xam ne moo jiite ab askan mu taal otom topp yoon bi xool li fa ne loolu parce que tamit war na kaa mën ne loolu xam nga lan moo koy waral mooy ñi nekk si ginnaaw ñàkk la wax dëgg yow mi sa kër di nga am doom joo xamante ni des fois dana def loo xamante ni yow balaa nga koy xam buñ la ko waxoon doo ko gëm parce que man loolu mënu moo ko ci comme daane xam loolu tax mënul am ministre bu yor loolu am directeur am renseignements généraux yépp di am ay information yoo xam ne du dëgg parce que nit ñi ñoo dul wax dëgg suñu réew yi dañoo tàmm ay nit ñoo xamante ni duñu wax dëgg gis nga dëgg yàlla moo ko moom sa askan boo leen woree wax leen lu dul dëgg yàgg askan boobu ci loolu la ñuy dëkkee ñun suñu réew mi boo déggee ñu naan ger dafa bari ger bi du yow du man du ki ñuy ger de parce que ñi ñu jiite ñoo tàmm wax nit ñi lu dul dëgg parce que dem nañ ba culture Sénégal dañoo jàpp ne wax lu dul dëgg dafa am valeur fekk loolu moo yàq suñu askan tey da ngay dem ci benn nit mu lay wax période élection par exemple mu wax la loo xamante ni yow leer yàlla lii du dëgg moom mi koy wax leer na ko leer yàlla lii du dëgg mais moom li ko gënal mooy xëy na poste mi mu yor na ko sàmm wala mu jéem a fallu loolu rek mais loolu boo ko defee askan boobu dañuy defee loolu mooy dëgg tey nga dem ci benn nit buy jàngale ñu ne la 8 heures la nit ñi di dugg mu ñëw 9 heures xale bi ngay xëy di ko yee 8 heures mu dem foofu fekk ki ko war a teewal jàngal ko kooku 9 heures la ñëw maanaam culture yooyu dañuy dem ba nga xam ne day topp suñu njaboot yi day topp reen bi di dem nga naan non dëkk bi dafa bëri ger dëkk bi dafa salte dëkk bi dafa lii fekk ñi lay jiite ñoom ñoo war a joxe un bon exemple parce que réew noonu la war a doxee réew warul dox ci ay kàcc wala ci ay affaires yoo xamante ni yow yaa ngi yaakaar juste yow say intérêt personnel président mi wax keroog 300 mètres bu nekk boo ko doxee am na passerelle ñi ko wax na leen ne nañ jaar ci tracé bi waxuñu ko dëgg nit ñi dañoo sonn 1 kilomètre nga bëgg koo dox ci xale boo xamante ni 7 ans la am nga koy bàyyi muy nangi di dem te fii yow bëri na fi ñoo xamante ni parents d'élèves yoo xamante ni bu ñu xëyee duñ gis seen doom parce que balaa xale bay yeewu di jàngi yow xëy nga guddi des fois dañuy ñëwaat fekk xale bi di kii yaa ji ma ngay tës moom li ma xam mooy xale bi heure wàcc bu ko gisul mu doog a naan sama doom fan la nekk mais diggante boobu 8 heures ba midi loolu li fa mën a xew dafa bari doy na waar le terre et son lot de problème mel na ni kon ñun fi ñu ko dàq fa la parce que problème yi bari na tellement que fu ngeen yëkkati rek dañ ñaan des na 88 628 15 14 allo 88 628 15 14 xam naa ne bu ñu dellu si waatee rek ñu boole leen ci waaye tamit di gërëm bu baax wax waa Fajaro Couture ñoom tamit ci li nga xam ne rek ñu ngi ñu koy gunge ci fii ci seen émission sunu biir xam naa ni waa Régis nañ leen jox léegi numéro Fajaro Couture ñoom aussi ci gunge bi nga xam ne rek ñu ngi ñu koy gunge saay su ne problème beneen bi mooy su fekkee ne seen ni tey jii li ngeen wax fii yëpp amul saafara lan ngeen fas yéene def. waaw mooy li ñu wax rek. c'est-à-dire que temps yi passé il y a le 15 décembre. le 15 décembre moo tax l'histoire se répète. 15 décembre daaw. defoon nañ le 16 décembre defoon nañ conférence de presse. ba nga xam ni dañu xool leen ci 88 628 15 14 allo. allo. salaamaaleykum waa ku baax ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi jégalu xam naa waa Régis ñu allo allo waa allo ndeysaan waa Régis xam naa ni foog ngeen gën a góorgóorlu ci seen serveur boobu dafa mel ni kon waa donc 88 628 15 14 ndax téléspectateurs yi ñoom ñooy ñaxtu ni mënum tam mënuñoo dugg kon donc loolu tam boole leen ko seen lot de problème yéen ñoo ñu nekk foofu donc 88 628 15 14 incha allah xam naa ni 88 allo salaamaaleykum. allo. salaamaaleykum. waaw sëñ bi ñu ngi lay ziar. waaw ñu ngi lay delloo ziar bu wér. ñu ngi lay ziar yaa ngi ci jàmm. ñu ngi sant yàlla bu baax. naka sóor gi. jërëjëf ñu ngi sant. waaye ceeb bi waa ji li mu ci wax dëgg la de di waa ji wax noonu.
waaw teer bi. teer bi waaw. teer bi li ci li waa ji wax noonu. da ñuy baal nga sori télé bi tuuti rek bu ko defee déggante bi gën a leer. teer bi fi ñuy def pont bi pont mu magasin bi. waaw. dafa jege rapport tuur bi gaz waa ci bi jaar tuur bi jaar. nga boo jugee école bi fi mu nekkoon fi ñu def kii bi nu mu koy waxee sax. parce que kiiwu ndox bi. parce que bassin ndox bi. ak pont bi dafa jegante nit ñi amuñu fu ñu jaar foofu mënu sax mënu ko jaar. dëgg la. boo ko jégiwaatee jëm ci arrêt bi am na pont bi dafa am kiiwu saar dafa jege pont bi. c'est-à-dire boo xoolee pont bi ñaari pont yi boo ko tàlloon day mat 1 kilomètre kon boo ko tàlloon ñaari pont yi yéeg bëgg wàcc bi. parce que dafa kawe. li mu wax ci xale yi war a jàng di fa jaar tamit ay danger yu muy tamit bu ñu koy def suuraal askan bi quoi. suuraal ñu benn askan bi dañoo jël ñaan ñu def ko. parce que man jaar naa fa maire yi mënuñu fa jaar paa yi mënuñu fa jaar. bu feebar am ak maladie ko yóbbu ko jël oto. doo fa mën a jaar metti na trop. koy def xalaat ñu askan bi quoi dama def leen ñaare. ba pare dafa jege pont mu Daaru Salaam bi dañoo jegante trop. am ñaar. mais liñ fi jot a waxtaane ni ci wàllu indemnisation yow naka nga ko déggee ndax itamit ànd nga ci wala tamit li nga xam si moom la ñuy laaj ndeysaan dem na 88 628 15 14 ndax tamit victime yi xam naa ne ñàkkul ne am na ñoo xam ne bëgg nañ cee dugg indil ñu loo xam ne si ne ni duggaluñ ko ci waxtaan bi te war ko cee mën a dolli 88 628 15 14 li tax aussi ñu tànn ubbee li nga xam ne si ne moom moo di suñu njëlbeenu at bi li nga xam ne rek moo di teer bi ci nawet bi dañ ci bëggoon waxtaan waaye yàlla dogalu ko tey ñuy dellu si waat ci bëgg tamit seet avancé travaux yi fan la toll waaye population bi tamit ndax est-ce que dëgg ñu ngi commencé noppalu wala 88 628 15 14 allo salaamaaleykum allo. allo waaw. waa soxna si ñu ngi lay nuyu di la ziar. allo waa ñu ngi lay nuyu soxna si. Adja. dañuy baal nga sori télé bi rek bu ko defee déggante bi gën a neex allo ndeysaan waaw keneen ku ñëw rek ñu lay ñaan booy dugg ngeen sori li nga xam ne rek moom mooy seen poste télévisé bu ko defee déggante bi dina gën a mën a neex te it li ngeen wax incha allah dinañ ko mën a dégg ngeen mën a joxe li nga xam ne rek moom moo di seen ay xalaat teer bi fi mu toll. waaw teer bi fi mu toll président laaj yi dañu bari de. mooy. liñ ci war a indi tamit doyut. waaw mooy fi ñu toll rek. fi mu nekk nii nee nañ bépp autorité kenn du ne yëguñu. kenn duñu yëguñu parce que ñun li ñu waroon def nañ suñu engagement yi nga xam ni instruction président de la république. devant la première dame. donc loolu yëpp ci kanamam. nga jël ko 88 628 15 14 allo. allo. salaamaaleykum. allo. waaw soxna si ñu ngi lay nuyu. je suis l'honorable député Ndeye Gueye Cissé. Ndeye Gueye ñu ngi lay ziar baax ba honorable. dama woote pour solliciter Macodou. Macodou président. yàlla xam ne dëkkuma banlieue waaye Macodou. dama xam combat bi ñu mën depuis des années te ànd ak détermination ndax bëgg ak fonk. population Thiaroye ba mu bokk. ku dégg li am ci terre bi. am nga loola naqari ndax nag ñun ñëpp ay sénégalais te foo dem da nga faa am mbokk. rawatina xale yu ndaw yi. il faut ñu def attention pour les préserver. il faut que ñu def xale yi ci condition yu baax yoo xam ne danañ sécuriser danañ jàngi ni ñu war a jàng. wax fa dëgg yàlla teer bi noonu xaw ma lu ci nekk waaye doy na waar. loo xam ne ni le problème c'est sentir même si on peut dire. doy na waar il faut que sécurité jël seen courage à deux et puis ñu régler problème yi Sénégalais yu sonn nañu rawatina population impactée du terre. mais honorable député est-ce que yéen def ngeen. maintenant wax fa dëgg yàlla ku fa dëgg am nga fa mbokk te ku dégg rek li ñuy wax nga xam ne lu metti la ñu dëgg jigéen ñi sonn nañ mag ñi sonn nañ xale yi c'est de l'avenir du pays il faut ñu def attention. ku nekk mais honorable député honorable. xale yi sonn mooy que tax ñu daw jàng parce que bàyyi jàng loolu rafetul. nañu seetaat appliqué nañu taxaw xool avec les populations. c'est problème nga xam ne c'est incontournable de régler. ma góor bi maa ngi lay fi. parce que je fais le combat depuis même. honorable dama am laaj moo la bëggoon. allo yaa ngi ci projet impact du terre kon nag yal na ci yàlla sagal. amiin yal na ci yàlla sagal ndax nag je termine comme si rien que pour préserver cette situation incha allah yàlla dina la fay waaye tamit nañ ko bàyyi xel mu yow ak Boubacar moomu toog. li ngeen di wax yëpp léegi xam ngeen di parler avec les terroristes. yal na leen yàlla defal jàmm. amiin
jërëjëf alors honorable xam naa ni moom dem na wala dégguñu waaye tamit bàyyi nañ ko waa régie 88 628 15 14 li ñu dese ci ay minutes dafa bëreetul moo tax rek ma bëgg a ñëw léegi ci bu fekkee ni solution mën naa am balaa teer bi dem parce que temps bi mi ngi dem liggéey mi ngi sori donte ni sax reporté nañ délai yi ay yoon ci liñ ci jot a am mais yéen ñi nga xam ne si ne yéenay les impactés lan ngeen di xaar fi mu toll ni su fekkee ne si ne solution amul ci li ngeen bëgg. waaw ñun déjà commencé nañ entamer suñu plan d'action parce que y a le 15 décembre passé defoon nañ conférence de presse alerté wax tamit encore pour président revenir sur ses instructions donc ba léegi amul retour bu tax ñuy wax donc suñu second kii entamé nañ ko te incha allah de 17 décembre fas yéene nañ benn marche le 17 décembre vendredi 17 décembre après la prière fas yéene nañ def benn marche bu mag ñi ngi woo bépp population bu dëkk banlieue bi nga xam ne tey ji ñoo dëkk Rufisque ñoo dëkk Diamaguène ñoo dëkk Mbao ñoo dëkk Kër Mbay Fall Pikine ba Yaraax Dalifort ñëpp ñi ngi leen woo ci marche boobu parce que marche de protestation la ñi nga xam ni passerelle moo leen sonal te dëkk Caaroy dëkk yeneen zones yi yëpp nañ ñëw ci marche boobu ñi nga xam ne ay commerçant nañ fayaguñ leen seen sec fayaguñ leen dara nañ ñëw ci marche boobu ñi nga xam ne ay impact la nga xam ne ñi ngi dëkk ay riverains lañ ñi ngi dëkk foofu terre bi di leen sonal nañ ñëw foofu parce que le problème du terre il faut que ñu régler ko une bonne fois pour toutes te defe naa ni comme li muy wax rek fu ñu jaarul ak ñoom amul comme ñoom nii nañ ko bëggee nañ dem ak ñoom ci loolu ñun daal loolu lañu décidé le 17 décembre vendredi ñi ngi woo tous les Sénégalais tous les citoyens ñëpp bàyyiwuñu kenn amul xaj ak seen loolu fan lay amee parce que je vous dis fan lay amee d'abord mi ngi amee Caaroy Tali Diallo diggante croisement ba nañ koy def ba centre d'accès xatul na xat foofu lañ am pour def ko wala mais est-ce que préfet dina ko autoriser parce que aussi foofu tamit définir guñu itinéraire bi ñaari affaire dina am vendredi moom daje moom dana am buñ ñu bañalee marche bi danañ dajale à notre manière danañ ko def ci ban côté li ñuy éviter gars yi ils avaient proposé que dañ dugg dans l'emprise du terre fii raay yi jaar dañ fa dugg ci xeeru raay yi ñu jaar foofu parce que ñun maîtriser nañ foofu bu baax te bu boobaa conséquences yi mën nañ ne lépp mën na yàqu terre bi yëpp liggéey bi ñu liggéeyoon yëpp mu yàqu donc loolu c'est à éviter bëgguñu loolu mais problème bi mooy dinañ koo jafee fa nga xam ne tey jii population bi dinañu dégg autorité dinañu dégg ci A wala ci B. parce que je vous dis que ñun dañoo cri de cœur la. dañoo sonn nous sommes fatigués mënuñu fi toog teer guddi teer bëccëg depuis 3 ans mënuñu fexe ba problème yi des nii ñu fajal ñu ko donc damay def lancer appel à tous les Sénégalais. ñu ñëw ci marche boobu ñu mobiliser pour mu am réussite. donc loolu daal fa nañ jëm. te marche boobu mooy premier marche bi ñuy def. parce que. dañuy passer à la vitesse supérieure. ay ultimatum la ay ultimatum la. gis nga vendredi boobu bu ñu ko defee. 2 vendredi wala benn vendredi dañuy def dañuy évaluer 2e vendredi ville nañuy dugg fii. banlieue mooy dugg biir mais xam ngeen te bokkul ak parti opposition buy dugg. du affaire politique du affaire citoyenne la. te li ma dégg comme proposition. xam nga des fois ñun ñoo gën a placé. pour wax sensibilité yi. booy chaque jour ñu ne nañ dem toj ko. gendarme yi ñoo nekk foofu ñoom ñooy garde tracé bi mais à chaque fois booy ragaluñu gendarme policier fa c'est des anciens militaires ñoo nekk suñu biir kër yi ñu retraité defuñu dara amatuñu dara parce que lii moo leen lor li nga wax ni est-ce que loolu du alerte la su fekkee ni seen sabotage mën naa am su ngeen amul satisfaction donc liggéey bi ñu fi liggéey fan lay mujj parce que bu ñu daanelee clôture yi wala pont yi wala centrale électrique yi ndax loolu tamit du indi benn waaw moom laa lay wax dama ne nous sommes des responsables état nañu wax ak état xam nañ sensibilité ñi ngi seen moyens yi nga xam ne tey ji lépp lu ñuy wax yëg nañ ko te ñoom bu ñu ñëwee suñu réunion yi xam nañ ni ñun lu ñuy wax du ñun ñoo koy wax population ñooy crier seen ras-le-bol nit ki nag bu demee ba sës bu amatul lu muy def rek mooy yàq lay def te nag balaa ngay yàq jot alerté nañ wax nañ à qui de droit wax nañ nit ñi li nga xam ne tey ji moom lañ yoral nit ñi ñi nga xam ne tey ji moom lañ bëgg mooy droit de passage mënoo régler problème mobilité ba pare bëgg indi problème mobilité mënul nekk c'est pas possible le TER c'est quoi pour desservir Dakar desservir Dakar nga ne 115 000 passagers par journée ba pare ñi nga xam ne tey jii ñoo dëkk entre muy circulation interurbaine mënuñu ko am mënuñu jéggi d'un point à un autre loolu ça pose problème il faut que ñu xoolaat revoiraat seen carnet il faut que ñu xoolaat que encore une fois suñu plan d'action kenn mënuñu ko tere bañ a def
bu ñu ko deful plan A nañ def plan B. te banlieue nañ nekk encore une fois. c' est des alertes yi nga xam ne dama leen koy wax. le TER dafa traversé quartier yu gën a dangereux ci Sénégal. je vous dis ginnaaw raay la c' est Thiaré Gare ci gare bi. c' est Sam-Sam c' est Kër Mbaye Fall c' est Rufisque ainsi de suite. mais population Kër Mbaye Fall ndax ñoom tamit sant ngeen leen ci xeex bu baax a baax bu ñu gisee ñoom li ñuy wax mooy. am nañ waa Tol Diaz dañoo dagg foofu ndax autoroute à péage bi dañoo daggaat encore TER bi daggaat route nationale bu mel ne ñetti pont moom moo leen seet. ñetti mur moo leen seet. de passage maa ngi nuyu suñu coordinateur yëpp. defe naa ñu fi noonu ñëw sax. mooy Jaabi Wade grand Jaabi Kër Mbaye Fall ñu ngi koy ziar imam Diop. imam Saliou tamit. Silla ak la famille Silla ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar ak. Abdoulaye Ly bu Pikine ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo nekk ci impact terre bi yëpp ci collectif bi Kër Mbaye Fall am nañ titre foncier yi sax lañ fa am. seen titre foncier yi ba léegi ñu ngi ciy daw dem gouvernance parce que titre foncier yi fi ñu